to simlay maa ngi doore. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar roi baa ngi parcelle ki ñu jàkkaar lool xam ngeen ko muy Khadim Gadiaga balaa ñu koy nuyu dañ ko fekkoon fii ci koor gi ñuy waxtaan ñoom waa Rock Énergie di waajal combat Modou Lo ak Eumeu Sène mu am ay kàddu yoo xamante ne waxoon na ko mbokk yi damaa bëgg ñu dem seetaan loolu ñëwaat dalal Khadim Gadiaga waxtaan ak moom. jublu ci ay lamb waaw te lamb ji incha allahu rabbi dinañ ci am ndam. xam nga li nga wax rëy na di li ma lay wax man du ma waxantu Babacar musuma la wax lu may waxantu. combat moo Modou Lo Balla Gaye 2 waxuma la ni combat bi dañ ciy am ndam. loo ma waxoon. dama ne la lamb lañ jëm lamb ju metti mais lamb ji Modou Lo incha allahu rabbi day daan. yow kon maanaam day daan ci nan. non loolu xam nga loolu Allah wax ak yow côté boobu. waaw non dama ne la dama lay waxal. Eumeu Sène mi yor couronne roi des arènes. bi muy premier sorteem dugg ci cadre boo xam ne dama bëgg ñu waxtaan tuuti rek. dama lay wax benn kaddu gis nga Modou Lo bi ma ko xoolee léegi mu xool gaay wallahi billahi ci koor laa nekk dafa aalu dafa am aal. Modou Lo bi mu xoolee vidéo bi xool ñi mu toogal ñii xool gaay yi doon nañ benn. aalu jëmale ci borom taay singa. incha allahu rabbi li mu tegoo bu ñëwee ñoom nekkaa ñoom Pape Mbaye ñoom Ndiouga Dia ñoom Ibou Diouf dinañ ko teg ci yoon combat bi dina wute combat bële. combat bi Rock Énergie ñooy doon benn famille mbëri lay kontaagal ak 100% parcelle ak booy yii lay àndal di contact di liggéey ba làmb ji ñëw buñ ko takkul benn téere dina dugg bëre lu rëy daan lu rëy ñu ñibbi si parcelle. aywa mbokk yi ñoo ko gisandoo Khadim Gadiaga moo waxoon wax ji moom lañ jàkkaarloo nii balaa ñuy dugg ci wax bi dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñi seetaan luttetv.com ñu waxtaan ak moom Khadim maa ngi lay ziar. waaw Lamine maa ngi lay fay di sant yàlla jullu ci yonent bi sant suñu yaakaar tey ëllëg Cheikhul Khadim di sant aussi waa Parcelles Assainies ak waa Sénégal yëpp di wax alhamdulilahi rabil alamin di féliciter Modou Lo encourager Eumeu Sène gërëm waa Rock Énergie ak waa Parcelles yëpp ak waa Sénégal. yaa ngi gërëm waa Rock Énergie ak waa Parcelles ak waa Sénégal wax ji li nga waxoon fan nga ko tegoon. Lamine li ma waxoon du affaire jibar du affaire gisaane du ay affaire seetkat ay affaire yooyu du lool c'est diamétralement opposé dama ko tegoon rek si ay sama axulaay taala lay wax dama ko tegoon si capacité Modou Lo sama gëm-gëm laa wax parce que Modou Lo si suñu keppaar la yaroo ma teg ko ci ay capacité physique am ak capacité technique ak jomam ci moom rek laa wéeru woon moo tax ci biir làmb wax naa ko ma ne ko sagal ma parce que li ma wax yëpp ci moom rek laa ko wéeru li waa ji waxoon rek jël ay engagement ñëw ci sëñ Fallou bi ñëpp waxee mu ne ko yow yaa tax ma jël li Senghor waxoon sëñ Fallou ne ko lim engagement yi ma jël yëpp yow yaa taxoon ma jël ko yow laa ci yaakaar mais bi may jël engagement yooyu ci capacité Modou Lo laa ko teg parce que ñun Modou Lo boo ko mësaan yanu ba ci kaw sax ñun daanuñ gëm ni day daanu gëm ni titre roi bi liggéey bi nga xam ne yàgg nañ ko def dina dugg parcelle. dem nga béykat ci ni avec la manière la koy daan. waaw ñu bari loolu la ñu wax nee nañ bi ma waxee loolu sax am nañ kilifa yu ma wax yoo xam ni dañuy ñaan nee na bi ma waxee ba billahi wallahi nee na bi ma waxee ba waat nee na moom ci la dugg ci làmb ci suma xarit la day ñaan 2 jours avant combat bi ñuy waxee mu woo ma mu ne ma li tax ma dugg ci làmb ji mooy wax boobu nga wax ak li nga dogu mais yàlla dafa am ñoo xam ne tam dañu am étoile yàlla mooy def loolu day am nit ñoo xam ni lu ñu dugg wala lu ñu ànd rek suñu borom subhaanahu wa taala da ci teg loxo yàlla moom mooy jaglelee noonu am na ñoo xam ni bu ñu àndee kilifa sax kilifa dañ leen di dégg am na ñoo xam ni lu ñu dugg rek yàlla suturaal leen. mais demoo fenn Khadim nag ci ay maamoon bañ jël affaire yi. waaw mais xam nga tey bu ñu la falee président Rock Énergie matul 2 mois 3 mois parce que man combat bi Modou Lo Balla Gaye ni mu déroulé dama ci am choc. ma ci amee choc après ma bàyyi association des lutteurs dama toog ci média bi ma ne leen damay ñëw consacré wu ci écurie Rock Énergie ak suma activité yi may def ak suma liggéey loolu laa wax boo ko tegaatee di nga ko déglu mais boobu li tax ma wax loolu mooy ñëw daan naa jàppale Modou Lo mais jël écurie bi en main parce que tamit pour nga am ay performances yu baax il faut une bonne organisation mais dem naa ci li ma ñaan lu si combat bi ak fi ma dem yëpp wallahi lazim musuma ko def sax suma làmb
fi ma dem ak li ma def yëpp dem di ñaanlu comme sénégalais kuy wut liggéey sax da ngay ñaanlu kuy def lenn da ngay ñaanlu mais bi may wax loolu à 2 mois bi ñu ma falee koor gi boo léegi boo xoolee 2 mois la 3 mois daan nañ jóg mais gëm naa ni bu ñu organiser woo jàpp rek yàlla mun nañ jàppale. balaa ñuy ñëw ci Rock Énergie ak bàyyi bi nga bàyyi woon bi nga démissionné ci président lutteur en activité yi damay arrière Khadim Gadiaga bi muy nekk ak Modou Lo rek Rock Énergie yéen ñaar kan moo fa njëkk. waaw Modou Lo amaana sax ñun ñoo ñëwandoo Rock Énergie parce que man ak dañ doon amoon mbapat fii mbapat boobu Papa Sow laa doon bëreel ñu bëre demi-finale war a bëre finale mbapat 10 ñu bëre combat bu metti Papa Sow ma koy song comme ma doon song daw di jël tànk Papa Sow rasu ma teg samay loxo nii boobu Jules Balde moo ko doon arbitré Jules Balde ne jël amul nañ ñëwaat bëre si waat Baboy daw jël micro bi parce que boobu kenn ñemewul joxe jël man ñu ngi koy bëre buntu koñu Modou Lo lañ ko doon bëre fii suñu koñ la après koñ bi si nekk mooy koñ ñoom Modou Lo waaw 11 ak 10 léegi nag Baboy jël micro bi ne Papa Sow non jox nañ victoire Papa Sow pour mbapat bi gaaw quoi comme moom ñun la féetaloon après moom mer nag daw dëkk Baboy jël ndënd samp ne ko Baboy kaa ñu bëre mbapat mi bëgg a tas loolu indi suñu séparation après ma waxtaan ak Zos ma ne ko nañ créé écurie Rock Énergie ànd ak gars yi ak Maîtrise Malick Diop ñu créé écurie Rock Énergie bi ñu créé écurie yaakaar sant naa ci yàlla parce que Rock Énergie yi maag Zos ñoo ci njëkk a bëre Zos bëre 3e combat mu bëre 2e combat daan jour boobu laa daan Ibou Fall waaw booy rëbës jour boobu laa bëre ak moom daan ko 2e combat dama ko dóor ko muy fay mu jël tànk bi wañ ko Zos tamit bëre daan ñu tëggalaat ñu grand combat kon yàlla def na bokk naa ci mbëri njëkk a bëre Rock Énergie bi may bëre ñu mbëkk a daan bokk naa ci ki ci njëkk a bëre grand combat parce que après man ak Ray Sugar magu Baye ma ñoon ñoo bëre grand combat stade Amadou Bari sëñ Modou Niang moo ko tëggoon ma dóor ko mu daanu ma ñëwaat tamit doon président yàlla defal ñu li mais damay rendre hommage à un homme yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko ay bakkaaram ci tabbal ko ci àjjana gën a kawe gaynde Parcelles di Demba Dia waaw parce que bis bi keroog bi Modou Lo daanee bi ñuy ñibbisi ci yoon bi ñi ma jille maa leen koy wax ma ne tey am naa pensé si Demba Dia parce que bis dañu ànd Modou Lo moo ma fàttali lii dina ma déglu dama du ma waxoon dañu taayale bi mu nekkee États-Unis doon nañu waxtaan téléphone dañu mës a dem si Demba Dia boobu ñun ay xale lañ comme bi ñu commencé créer Rock Énergie bëreeguñ ñu ne dañuy wuti mbër mu mag boobu Ousa moo nekkoon fii suñu mag ñun ñëpp ñu ñëw Demba Dia ne ko non il faut nga utal ñu mbër mu mag boobu ñun pour ñun ay xale lañ quoi boobu ñu ay 22 ans 23 ans comme ça boobu Modou Lo suñu rakk la di ànd ak ñun du ñu toogal ci mikaay ñu koy yónni dama jëlee ñu suñu ngemb dama jël mu doon xale bu correct bu yaru mais talent bi boo xoolee ngay xam ne kii il est talentueux ñu ànd dem ci Demba Dia bureau ñu toog ne ko dañu bëgg wuti mbër mu mag nga wutal ñu mbër mu mag ku nekk wax Demba Dia toog ci 16 bi nii Modou Lo toog Talla Gaynde ñun Zos ak Maîtrise ak Thionkisil ñu wax ba pare Demba Dia ni muy def rek mu ne ñi yéen da ngeen ma yab da ngeen may fonto yéen champion bi fii lay génnee le roi des arènes ci fii lay génnee wallahi azim Modou Lo mi ngi may dégg keroog moo ma ko fàttali génnee xaalis bu bari may ñu ne ñu dem leen ngeen reer yi champion bu leen ma fontoo yéen booy. Modou Lo bi mu lay fàttali loolu bëri na am seen ba pare wala bëreeguñu. bëreeguñu dañu doon waxtaan benn guddi fii rek mu may fàttali loolu mu ne ma Demba Dia yàgg na wax loolu maanaam suñu gëm-gëmu bopp daal xam nga gëm-gëm dafa am solo ci doomu aadama te Siteu da koy wax Modou Lo ñu bari dañ ko réere mbir mais yàlla am na lu mu dëxañ ci moom waaw boo xoolee il est talentueux ba pare gis nga nit kilifa yàlla moo koy def ci ku ko neex yàlla mooy jël jagle def ci ku ko neex Modou Lo ñi muy bëreel ci loo boobu moo ci gën a tuuti ñëpp ko sut mais ku mu bëreel bu paree da nga ko respecté donc nag loolu lay profité gërëm aussi Père Birame Gningue. dinañ ñëw ci Père Birame Gningue gaaw bàyyi gi lan la dangaa demoon ba gis ni Rock Énergie Modou Lo attan na ko wala lan la parce que di nekkoon ngeen fi ak ñoom super jamono Maîtrise comme ni nga ko wax ñoom ñëpp ñu bàyyi Garga Mbossé nekkoon fi jóge fi dem dóor-dóoraat Modou Lo kese nekk fi lan moo waral nga bàyyi dangaa demoon ba gis ni attan na Rock Énergie wala. waaw boobu mës naa ko wax ci benn émission fii émission may def émission di bëre gars yi ne ma noo kan ñuy ko wax ne kan mooy tête de file man leen Modou Lo mooy tête de file loolu yàgg na damay dégg guy gi di ko wax sax naan Khadim Gadiaga loolu laa ko nawee mu ne lu tax mu mën a tête de file
dañuy ànd benn jour aussi di dem fànneen ma wax ma nag écrit bi sa loxo lay mujj boobu ñun ñëpp ñu ngi fi de boobu moom maa ngi bëree grand combat boobu moom bëreegul tollagul niveau yooyu mais da ngay xam ni talent te gis nga nit àdduna nit da ngay nangu ndogal da ngay nangu xool ci biir ànd di nga gis ni kii yàlla moom la am lu mu dénk ci moom ci bëre bi ci xeex bi ci fonk lu muy def parce que ñëpp mënuñu am talent boobu gisoon naa c'est un jeune talentueux c'est un jeune respectueux bu ma daan fekk fii ci kër gi da ngay xam ne chaque jour dafa mës a correct musul dugg ci affaire Modou mosoo gis mu wàccee tubayam Modou kenn mosu ko gis mu check down bi muy nekk xale xam nga ñun mbëri ku dee da nga daan check kenn mosu ko gis mu takk jaaro Modou kenn mosu ko gis mu sol boo xam ne da nga bu génne làmb ji nga xeeb ko Modou Lo chaque fois dama koy wax booy dama naan Modou day takk tubayam ba ci kaw waaw kenn mosu ko gis boo gisee tey jii moom mën naa ni support la pour les sponsors Modou Lo support la pour les sponsors intellectuels li ñuy wax dañuy xool ci wàllu correct ci wàllu di dugg ci ay détails ci wàllu nit ko am ku respectueux ci wàllu colin doo gis mu takk ay jaaro nopp flamme olympique tenir na ko ñu bari bàyyiwuñ ci xel te bokk na ci ñi mu daan bëreel ñëpp ci xale yi chaque fois moo dana bëre na ak ñoom mbapat bi muy bëree rakku Ama Sène man maa ko arbitré Xaadim Sène waaw bëri nañ mu daw di song Modou remplacé ko tëgg ko placage ba muy bëre Ama Baldé fii Ama Baldé dafa daw di song Modou dëbb ko col tël ko wër ko ndomba tiire ko boobu moom dama la ciy doog boobu moom da ngeen a teg dina Ama Baldé moom comme parce que da ngeen ko fee woo 17h mu ñëw 14h ba 1h ngeen bëri. non boobu ñoom ni ñu doon bëree boobu ñoom dañ doon jàngantu bëre parce que loolu moo leen indil lii muy Ama Modou Lo ñoom dañ doon dem fu ne di bërentu seen biir mooy génération boobu rek ñoo jóg boobu loolu làmb yooyu làmb génération bu ne ñafe nga ba yegg foofu moo tax ñoom boo xoolee ñoom ñëpp même Siteu mais léegi mbapat amatul mais bu njëkk ba Modou danaam bëre grand comme làmb ja ba pare dem bëre ji mbapat Baye Pël danaam bëre làmb ba pare bëre ji mbapat Garga danaam bëre làmb ba pare bëre mbapat mais léegi loolu war nañ ko xoolaat li tax ñu gars yi dindi ko nag mooy violence bi léegi Modou Lo bëri ak Balla Gaye non avant Eumeu Sène bi ren mu bëri ak Balla Gaye avant combat bi fu nekk moom takkoon ngeen fa rajo yi Balla Gaye mbuusu ndox la mënatuñu loolu daan yow sax yow xam naa ne da ngaa xamoon li nekk ci Balla Gaye moo tax combat bi maanaam bant bu gudd yow nga doon laale Balla Gaye numéro 2 fu ñu la fekk tamit da nga naan sama ñaari rak affaire yooyu noonu mu ñëw daan leen avec la amoon naa yaakaar parce que Modou ku muy bëreel rek am naa yaakaar ni mooy daan combat boobu daj naa ci ay coono pour Modou daan Balla Gaye mais yàlla mooy dogal xam nga à l'espace de 6 mois la Modou bëre ñaari combat yi mais Balla Gaye buy bëreeg Modou da koy respecté day moytu lu Modou mën Balla Gaye suy bëreeg Modou chaque fois boo gisee déglu naa benn intervention bu mu def ci biir benn site muy wax ne Modou waaw mu naa Modou dafay kor Balla saa yu bëreeg Modou du nangu boppam féete suuf Modou kor ko benn yoon la ko moo mës a kor mooy bi ñuy njëkk a bëre mu bal ko Balla Gaye buy bëreeg Modou du ko song ci suuf xam na ni Modou dafa mën a tànk donc mais Modou buy bëreeg Balla Gaye du moytu lu Balla Gaye man Balla Gaye suy bëreeg Modou day moytu li Modou Lo man Modou suy bëreeg Balla Gaye du moytu lu Balla Gaye man mais nag yooyu yëpp ay dañ koy rectifier. non moom kay moytu géej gi moom kay da ngeen di nangu ni Balla moom da leen a man rek moom. affaire Balla Gaye moom man pour wax la coow li bari na loolu dafa war a jox revanche mais Balla Gaye pour bañ a tardel saison bii di ñëw man dama jàpp ne dafa na jël beneen combat mu bëre. du ngeen bëreeg moom. maa la ko dama ne la ama Père Birame suñu kilifa la Père Birame dama koy rendre un vibrant hommage Père Birame lépp moom la victoire bi victoire am la ndam li ndamam la bi ñu nekk ci Modou di ci sonn boobu kenn newu ci ñëpp dañ ko bàyyi ak moom Père Birame combat bi mu ko jëlee avance bi ñu bari dañ ne ko dafa sacrifier booy bi mu koy jël boobu Modou ngi extérieur mais boobu waaw mais boobu xam na li muy def tey su ko jëlul woon Modou du nekk roi des arènes moo tax ma ne victoire bi victoire Père Birame lañ. pourtant am na ñu ne sax combat ak Balla Gaye de moom moo ko doon teg pression ba mu jël. non boobu Modou Lo moo bëggoon bëre ak Balla Gaye Modou Lo ci biir jomam ak taxawaayam ak préparation am jàpp gëm na ni moom day daan Balla Gaye daan Eumeu Sène mais yàlla mooy maye comme ni mu ko waxee keroog yàlla jox ko boobu xëy na bu ko joxoon boobu du ko jox titre roi bi mais yàlla loolu la ko xañ
mu jaglele ko ndam li nga xam ni kenn mus koo gis ci histoire lamb ma ciy gërëm Père Birame di wax ne Balla Gaye ak Ama nañu génnee Modou seen programme. déet waa Khadim te combat boobu la amateur yi bëgg. non nañu maa la ko wax pour saison prochaine nañu génnee Modou seen programme parce que ñoom dañu war a bëre seen biir Modou aussi c'est un humain nit rek la dafa am ay soxna yor famille tegale saison man du ñuy wax 1 an mais à l'intervalle de 6 mois la teg bëre ñaari combat yoo xam ni ñaari ténor Balla Gaye ak Eumeu Sène combat yi gën a mag ci histoire carrière am jël titre roi des arènes bi nga xam ni ñëpp ñoo koy convoité mooy le sommet de la lutte donc kooku bu ko jëlee war nañ ko may benn temps mu noppalu dem seeti njabootam wàññeeku aussi tamit dem rencontrer ay fansam def tournée nationale def tournée Parcelles Assainies parce que Parcelles Assainies dañuy namm Modou Lo. da ngeen bëgg mu def vie de famille am vie de famille. waxuñu vie de famille de telle sorte que dafa war a non dañ ne dafa war a def break li américains yi naan break dafa war a def break noppalu ñu xoolaat staff beeg techniciens yeeg ak ñi nga xam ne ñoo ko wër ñëpp ñu toogaat saytu xool ban yoon la ñuy jaar mais ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañu focaliser wu daw di sóor Modou ci saison bi naan dama koy léeg-léeg bu ñu ko defee dinañ yàq seen xaalis. kon Modou du bëre déwén. non bañ a bëre mooy métier am. mu ngeen non Khadim kay tey foog ñu xëccoo. non li ma la wax Lamine dama bëgg parce que àdduna moo ñuy seetaan Père Birame bu waxee ba pare ñun waruñu wax parce que saa yi ñuy wax Père Birame damay waxtaan ak moom dama koy consulter problème yu bari réglé na ko avant Modou Lo di ñëw ci làmb ci lu ma ko wax ne ko lii war nañ ko réglé danaa ma ñëwal sama kër ñu toog waxtaanee ko ñu réglé ko en douce bu waxee ba pare li mu wax ñun ñëpp ci lañ tënku mais damay wax ni Balla Gaye Ama Baldé tëwen bu ñu boole Modou seen programme. da ngeen leen ñemewut wala la. Modou moo jël titre roi des arènes moo daan Eumeu Sène mooy le roi amul ku may ragal. Balla leen daan ñaari yoon. Balla moo ñu daan mais Eumeu Sène a ko daan ñaari yoon. mu daan leen yéen ñaari yoon. daan Eumeu Sène ñaari yoon jël titre roi bi mu soxla ko. Ama Baldé nekk xale. mosuma gis mbër moo bëreel mu daan la nga daan ki ko daan mu xëy na la nañ ma ko joxaat donc titre la soxla kon ça veut dire que Modou moo nekk au sommet donc léegi tey jii li ñu soxla lim ñëpp soxla la Modou yor li ñëpp soxla nag Modou moo ko yor nañ ko bàyyi mu savourer ko xam nga boo gisee depuis lors fête wuñu victoire bi ñu calme tuuti parce que la manière li ma waxoon ne dina daan Eumeu Sène la manière mais c'était un peu violent ni mu Eumeu Sène daanoo gis nga ñu bari ñu ngi naan Modou Lo gisuñu ko mu ñëwaat sukkariku mais Modou Lo bi arbitre bi ñëwee ci kawam arbitre bi ñëwee di ko yëkkati ñu koy féliciter l'arbitre Modou Lo gis nga Modou Lo dafa tourner di ñëwaat ci moom te aussi tamit je félicite le médecin du CNG ci biir vidéo bi boo xoolee le médecin du CNG jóg na këf saagam damay wax sama axulaay taala daw di ñëw am na sapeur tamit yu daw ñëw gars yi ñëw nañ pour secourir ko te ñuy wax naan làmb ñi nga xam ne ñi ngi kaas Lamine naan non làmb dafa violent mais boxe sport de combat la ñu wax sport de combat la ñu wax mais li nga xam ne moom laa lay wax daal Eumeu Sène Ama Baldé nañu bëre jeeg nañu mais pourquoi mais non dama Eumeu Sène Balla Gaye ak Ama Baldé ñoom am nañu ay adversaire non attends dama lay wax bu ñu bëggee làmb neex Ama Baldé Balla Gaye am nañ ay adversaire ñoom Bombardier ngi fii Tapha Tine mi ngi fii ñoom nañu bëre Gris Bordeaux ngi fi ñoom nañu bëre def seen tour Modou instant bi c'est le roi c'est le roi qui choisit ses adversaires te Modou fi ñu toll nii dafa jóge ci ñaari combat saison à l'intervalle de 6 mois nañ ko bàyyi mu noppalu ko war a rencontrer ay fansam dem à travers le Sénégal rencontrer ay fansam dem def tournée nationale dem Gambie dem ci diaspora bi rencontrer nit ñi koy bëggee. xaaral dinañ ko bàyyi Modou mu noppalu. léegi Modou Lo day bëre Gris Bordeaux. yooyu yëpp Modou c'est le roi. déwén laa wax Gris Bordeaux bu ñu leen ko proposé yaay président responsable moral Rock Énergie déwén bu ñu leen proposé Gris. Lamine man bëgguma di def kon gars yi ni ñuy def di wax joo xam ni du ma ko assumer après chaque fois j'assume mes propos su ma waxee dara dama koy assumer mais Modou Lo bëre mooy métier ñun suñu programme Modou Lo war na mën a bëre 3 combats. si saison bi mu bëre ci 500 millions parce que carrière dafa am fu mu toll am fu mu yem Modou Lo fi ñu toll nii amatul lu muy prouver il est au sommet de la lutte sénégalaise c'est le roi des arènes donc nañ ko bàyyi moom mu préparer wu xool gars yi bërewaat seen biir xam nga mu jël ba pare aussi di préparer carrière am bu baax defaraat carrière am parce que tam dafa am
carrière am dafa am feneen fu mu benn objectif la ñu lancé woon mooy mu nekk roi des arènes après on va lancer d'autres objectifs nga xam ne fu ñuy jëm. ñu benn ko de. Gris Bordeaux su ngeen juboo ak promoteur pour déwén da ngeen bëri ak moom. la wax dama ne Modou Lo day noppalu li Père Birame wax Modou Lo su noppalu ko ba pare dinañ leen woowaat yéen ñëpp Modou Lo bi muy jël avance bi muy jël Eumeu Sène tàggul kenn bi muy jël Balla Gaye dañu jékki-jékki xëy rek jël na Balla Gaye bi muy bëre Gris Bordeaux dañu xëy rek jël na Gris Bordeaux pourtant dañ ci waxtaan bi muy jël Gris Bordeaux staff bi yëpp dañ ci toog waxtaan ci donc nag Modou bu demee bay jëlaat avance noonu la instant bi nañu wax ci les qualités de Modou Lo mooy li ma doon wax keroog nit ñi bu ñu fi toog naan ay Modou Lo bëre non Modou Lo dafa def jaloore il faut qu'on accepte que Sénégal boo defee jaloore ki nga xam ne moo daan kooku la ñuy valoriser mais chaque fois bon Sénégal nag noonu la doxee. mais yéen loolu même bu nit ñi nanguwul jaloore Modou Lo tamit ku wéer sa ruq tamit da nga xam ne def na jaloore ndax ku daan Eumeu Sène deux fois yëpp mu nekk avec la manière même bu ko nit ñi nanguwul loolu jarul mu leen di metti waaye li nga fi wax dafa doy waar Balla Gaye ak Ama Baldé bu ñu bëggee adversaire pour déwén nañu wuti yeneen adversaire mais Modou Lo bëriwul ak ñoom léegi lan moo tax pour déwén. dama ne pour déwén pour ñu bañ a tardé seen saison nañu wut yeneen bu ñu boole Modou Lo ci seen affaire bu ñu boole Modou Lo ci seen i bagages. boole ci Gris Bordeaux Tapha Tine nag la. dama lay wax ba pare aussi di wax Eumeu Sène bu ñu ko génnee ci groupe ci kilo bi Lamine damay rendre un vibrant hommage à Eumeu Sène man Eumeu Sène bi boo xoolee vidéo yi bi ko Modou Lo njëkk premier combat bi ko Modou Lo daanee man dama daw ba dama fël sax Pape Mbaye maa ngi Modou Lo ñëw njëkkante yëkkati ko Modou Lo veille combat bi li may wax mi ngi may dégg dafa ne ma bis bu ma daanee Eumeu Sène du ma jubilé dama koy dem yëkkati Modou Lo dafa am estime ci Eumeu Sène lii maa la ko wax Eumeu Sène bari na man laa la wax Khadim Gadiaga clé yi mu doon bëree Eumeu Sène moo ma ko jox tëru Eumeu Sène dañ daan bëri ñun ak ñoom baabooy fële ba ci mu ne ma kaay Khadim mun nga xeex gauche mën nga dóor mais nit ñi bu ñu lay songu del tëru plaqué boobu keroog maa ngi koy wax conki sil Eumeu Sène moom te xam na li ma koy wax keroog Eumeu Sène bi mu duggee làmb ja bi mu tuusee amul ku sax xol seddul Eumeu Sène c'est un icône de la lutte sénégalaise Eumeu Sène dafa daan Lac de Guiers daan Gris Bordeaux daan Balla Gaye 2 fois avec la manière daan Bombardier le mastodonte de la lutte sénégalaise Eumeu Sène dafa def razzia ñëw Modou Lo dóor ko te kawoo ku ne mën na ko dal sénégalais nañ bàyyi xel ni kawoo mën nañ la dóor ci paddu kawoo nit ki bu da ngay perdre say da ngay perdre sa équilibre day jàpp sa ni ñu ko waxee sax sa tendon d'Achille lay téye Eumeu Sène daje naa ku au manteau mu nelaw loolu dal na fi ñaata mbër la fi dal Modou du premier Eumeu Sène bii rek la kaw chaque fois parce que Modou Lo dafa am benn frappe de force de frappe la force de frappe de Modou Lo est très lourde lu bari bàyyiwuñ ci xel Modou Lo li muy liggéey nii su ko continuer dina dóor keneen kudul Eumeu Sène mu tëdd lii maa la ko wax parce que Modou Lo chaque fois bi muy njëkk a bëre ak Eumeu Sène da ko kor pour dóor ko wàññi ko mais bii Modou Lo dafa préparé woon bu ma ko koree ak korin bi Modou Lo boo xoolee bi muy kor Eumeu Sène ubbiwul loxo bi da ko kor carrément fëgg da ko bloqué bi mu dóoree la ko bàyyi mu fitti te beneen kurpeñ bi sant yàlla ba ko beneen kurpeñ bi dalul parce que boobu yëpp sport la kawoo mun na dal ku ne Eumeu Sène mën na bëre xale bu ndaw mu dóor la ci paddu dóor la ci manteau wala mu dóor la ci tempe wala mu dóor la ci nuque moo tax ñuy tere dóor ci nuque mën nañ la dóor nga nelaw te daan na fi mbër mu ne avec la manière donc dama koy lancer appel mon ami Eumeu Sène ñun ñoo bëreendoo Pikine Eumeu Sène Parcelles la doon ñëw fii di bëre di daan ñuy kontaan c'est un très grand champion mu bëree Modou Lo daan ko mu nekk nit ku gëm yàlla ma koy seedeel Modou Lo Eumeu Sène da doon def ay xiyaam mooy nii ibaadu yi di def xiyaamu laay da koy def Modou Lo daan ko lendemain nga génn félicité Modou Lo laaj sa frère ne ko lan moo ma dal mu ne non mu ne ko lan moo mu ne ko dañ laa dóor nga kaw mu ne ko alhamdulilah na ñibbi Modou Lo bi ko Bombardier daanee image maa ngi dama sëgg ne ko Modou Lo jógal am na yeneen làmb yu nekk sa ginnaaw sa kanam. Modou kay bu ñu ko daanee du jóg moom ca géew ba lay toog rek ne du ma dem. Modou Lo dama lay wax benn Modou Lo xale la Modou Lo il faut que nit ñi xam ne mu ñoom Ama Baldé yi ak xale yi ñoo maasee il faut que nit ñi xam loolu. Modou Lo dañ koy encadrer ba léegi bien vrai que am na maturité macha allah yàlla am na lu mu def ci moom mu am maturité am dal mën a téye li ko àdduna bëggee
mais Modou Lo dañu koy xam ni c'est un gamin xale la boo xam ne day bëreeg ñu ko mag ñu mel ni Biram ñi ngi wër ko encadré ko seen famille Ibou Diouf yaayam ñëpp encadré ko di ko jàppale mu xam ko mais Eumeu Sène li ma koy conseillé daal en tant que ami Eumeu Sène Lac de Guiers revanche la Eumeu Sène Bombardier revanche la Balla Gaye Gris Bordeaux dañoo bëre Balla Gaye daanul Gris Bordeaux dañoo xeex bañ jox Gris par point la ko daanee non attends dama lay wax dama ne Balla Gaye non damay wax pour làmb waxatuma pour en tant que président Rock. mais est-ce que waxoo pour daw Balla damay ñëwaat ci Balla xaarim danga may jaay xelu mag instant bi danga may magu dama ne la bu fekkee Balla déwén moom lay xaar pour bëre Modou Balla boo ma dinaa ne blanche. ñoragul daal da ngaa jàpp ni ñoragul. exactement. parce que moom la mujjee bëre. non mënul bëre ak moom ren Modou bëre ñaari com mais Modou am na yenn adversaire yu nekk ci làmb ji. mas na fi am de. non am na fi mais mën nañu bëree Balla Gaye ak Modou Lo dañuy bëre ji parce que Balla Gaye ak Modou Lo bu ñuy bëre rek loolu événement la événement gënu ko rëy. mais Ama Baldé nag. Ama Baldé dañuy waxante dëgg. Ama dafa war a bëre Gris Bordeaux. Ama dafa war a bëre Bombardier. Ama ñi Modou Lo bëre dafa war a bëre ak ñoom. Ama Modou Lo loolu dañ ko écho xaalis la. Tapha Tine Modou Lo su ñuy bëre war nañu mun a fayeeku chaque fois dama koy ma ne Ama ak Modou Lo bu ñuy bëre war na fekk Ama daan ñaari combat bu ñuy bëre ñu mën a fayeeku sax 200 millions. wala 300 yóbbu cachet bi fu ko nit musul yóbbu. Ama ak Modou Lo Ama dañ ko war a travailler waat mu jël ñaari combat VIP daan leen parce que Modou Lo saa yu ko waxee danaan la non Ama dina ñëw parce que dafa yéene xaalis Ama. bu ngeen bàyyi ba mu gën a ak si mbaaru gën a métti. dama ne Modou Lo day yokk Modou Lo comme ni mu bëri tolloon ak Balla Gaye noonu la toll combat bi ah non dama lay wax dama ne xoolal rek Modou Lo état physique bi muy indi calme bi mu indi signature bi dama ne la open press ma ne la Modou Lo dafa calme ma ne la préparation lamb bi dañ ko préparer calmement donc dama lay wax ni Modou Lo li nga xam ni moom lañ ma fal président président écurie Rock Énergie bu ma ci mënul liggéey li ma ci bëgg a liggéey wallahi damay bàyyi. pour ñu jeexal ci Modou Lo ni nga wax calme bi nga wax noonu dañ ko gis keroog ba ci jour lamb ji tuus bi neexul Modou Lo yëngalul est-ce que yéen demoo leen ba benn instant sax ngeen découragé ci combat. xam nga tuus bu bare ci yenn bis yu rëy da lay vidé. Yékini de nee na woon ku nar a bëri du fee ci lu bari. xam nga làmb doo dévoiler sa secret yëpp làmb dafa am da ngay préparer tactiquement mettre ce lutteur dans les conditions de performance ba pare aussi tamit dans les conditions de performance ba pare nga préparer organisationnellement ci bis bi da ngay préparer ñun dañ doon réunion ak staff technique bi veille combat bi ci guddi bi mu paree li muy def yëpp toog nañ tëju Ibou Diouf ne fa Aliou Dione directeur technique ne fa yaayam toog ñu waxtaan ma wax ko man li ma xalaat ci làmb ci ma ne dama ñëw uniquement pour wax la li ma xalaat ci làmb ci ñu kafaree fa yaayam tooñ ko ñu kafaree fa yaayam mère Ndiobo ma koy féliciter bu baax yaayam tooñ ko ñu tooñante gis nga nit mbër il faut nga pare Modou dafa am moral dafa am mental dafa am mental la mooy mental bi waaw mental Modou dafa fort te loolu dafa baax ci sportif gis nga veille combat bi ci guddi bi ñu génnee dugaat sama moto di ñëw laa ne Aliou Dione ak Ibou Diouf frère am man leen Modou mii bu suba bu Eumeu Sène bët kii dina ko daan jël bu Sénégal ñëpp di wax ci jouru combat bi Eumeu Sène di touche dafa jël benn bal dugal ko ci géew bi ñuy jongale ma fekk ko fa tooñ ko mu jël bal bi ne rak talonné am na kilifa gu ne bi Modou Lo talonné la xam ne Modou Lo il est présent ci bis bi mbër Modou Lo dafa am mental imagine toi nga ñëw bëre ak Balla Gaye mu daan la Sénégal yëpp di wax nga ñëw taxaw jour boobu rafoo bëre ak ni nga bëree dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat di ko ñaanal titre roi bi mu yàgg ci moom keroog gis nañ parcelle ni ñu gungee Modou Lo ba ca làmb ca kenn mësul gis loolu image yaa ngi daw gis nañ keroog di gërëm commandant bu police ak commissaire police bu Parcelles Assainies ak waa central keroog yàlla def na sax ay lacrymogène lañ dóor fii ci guddi gi pour nit ñi dem ndax keroog parcelle nu ñu génnoon buñ ko fe bàyyi woon noonu boo moytul moo am mort d'homme. damay des ci Modou Lo dafa am lu ma fàtte woon ci côté waajtaay bi ba ci semaine combat bi mu ngi dem salle de musculation lu waral lool. waaw mais combat bi du ma lay wax nii damay profiter comme li ma ko waxee gërëm la maire Moussa Sy parce que bi ñu demee ñun dañu mbëri ñoo doon ànd
dañuy indi sax les anciens lutteurs ñi nekkoon ci écurie bi parce que man sama objectif c'était de fédérer les lutteurs autour de Modou Lo fédérer aussi jubale ñëpp mooy jour bi ñu ñëwee fii fexe ba lépp doon benn mais dama jëliwaat mbër yi nga xam ni dañ daan nekk ci écurie bi di bëri te yàgg fi bu weesoo Baypal bi nga xam ne dafa tukki ma leen di nuyu bu weesoo Maîtrise Talla Gaynde Super Jamono Dolph Rock Énergie yàlla dafa def Super Modou Lo Maîtrise bu ñuy jënd nawtuma sax Baypal ak Maîtrise même bu ñu bëggee terrain fii di jënd kër billahi wallahi wa taala seen xaalis man lañ koy jox loolu dafa lu ma sante yàlla la dama ne bu ñu yore liggéey seen xaalis bëgg kër dañ may yónnee xaalis bi bu ñu ñëwee fii gis lu kawe seen jort moo tax écurie yi nañ ko professionnaliser écurie yi bu làmb di tax écurie yi di tas ay bëre daanu Bombardier da koy wax naan Sénégal bëgg nañ fo mais mun ñu fo da ngay bëre daanu ñu naan la borom yëre bu xonq bi nga romboon borom yëre bu marron bi ki fi ñëwoon guddi yor mbuus ki fi defoon nangam tas la ak say mborom ñun nag Rock Énergie yàlla daf ñu suturaal am nañ loolu Modou Lo xale yi muy àndal dañoo daw bay bëgg a dee ma leen di féliciter mention spéciale Papis Serigne Ndiaye Baba Ibou Laye ñoom Mor ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci ginnaawam boo xoolee tey bi Modou Balla bi ko Balla daan dañ ne Modou amul staff amul nangam li lay woon ci Modou mentalam mais dafa ne ñii laa doon àndal bi may bëre di daan bu ma daanoo ñoom lay àndal keroog ñoom la àndalat mu duma daan jël bu leer donc li ma lay wax rek mooy Rock Énergie suñu objectif mooy essayer déwén ñu organiser mbër yi nga xam ni dañ fa nekk ñoom Mor Yëkkini ñoom Jagaan ñoom Laadum ñoom Tafa Ndiaye ñoom Seexuna day bëre Seexuna doomu mbër la Njuga Ja mooy baayam fii la dëkk 11 ñooñu ñëpp déwén ñun dinañ def hivernal bu ñuy def hivernal su ma demee ba mun ma doxal Rock Énergie damay jël ndànk delloo leen ko déwén bu ñu noppaloo 1 mois wala 45 jours lutteurs yëpp dama leen di jël yóbbu leen quelque part ñu def 1 mois wala 15 jours yoo xam ne hivernal la ñuy def entraîner leen lu dëgër balaa ngaa pare mystiquement da ngay pare physiquement.